salaamaaleykum mbokk internet yi ñuy seetaan tey ma ñëwoon fi indi leen seen émission nekkunu jigéen nekkunu jigéen nag dala fi borom kër jéeg ji ñu naan ko madame Thioye nuyu naan waaw chérie maa ngi lay fay di la dalal jàmm xam naa ne ñoo ngi door a gisee waaye leer na ma ne dina neex. waaw gis lay def waaw di leen dalal yéen waa Sénégal TV comme d'habitude rek di kontaan sama partenariat ak yéen macha allah. di kontaan ci su ma leen di recevoir bu ma leen di dalal ne xam naa ne dinañ waxtaan te waxtaan bi dafa nar a neex. di leen nuyu di nuyu mbokk internet yëpp di nuyu sama cliente yi partout dans le monde. di njëkkee kooku bi ci sama kooku d'amour xam na boppam monsieur Thioye maa ngi lay jox sa wàccuwaay. namm naa la voilà yaa ko tere neex yàkkamti naa nga ñëw nag parce que vraiment namm naa la voilà assurément. waaw ñoo ko déggandoo moom nag dafa may daaneel ak musóor bi comme ni ma leen koy waxee ñu ngi ci ba tey ci nekkunu jigéen waaw madame Thioye dañoo gis léegi nekkunu jigéen mooy loolu ci biir kër yi doy na waar lool ci côté njëkk yi goro yi kër yi yàqu na léegi. loo ko gisee yow. waaw chérie nag loolu débat la te débat dëgg la parce que dañ ciy wax duñu jóg di ci wax ndax xam nga suñuy société yi ni mu demee la sëy yi dafa doy waar parce que on est appelé à vivre ensemble en famille macha allah tey ku ci jël sa jabar beroog moom ci ruq sax di nga sentir ne am na lu la manqué qu'on se dise la vérité parce que belle famille aussi formation la formation la pour ñëpp en quelque sorte ñi fa jaar dana leen forger ci benn côté ñi fa jaarul ak lu sa kër neex-neex dina am lu la manqué parce que ku ne xam na ne dëkk à deux rek dafa métti te loolu yi day joxe ay stress ak yépp pour wan la ne rek booy xool pratiquement jàmm amul fenn mais nag il faut ñun ñu koy sàkku pour wan la ne pratiquement it fenn neexul il faut ñuy bës xol yi di jéem a ànd ci jàmm ak salaam ndax li may faral di wax tout le temps ndax jaay yëpp a naqari deret ku ko xool ci sa yaay xam ne vraiment li nekk sa kër nga bàyyi ko fa moo nekk feneen voilà yaay yëpp a naqari deret sœurs yi capricieuse nañu jamono bi moo doy waar tension yu bari te dëkk it metti dëkk metti trop ba tax na suñu laalee loolu dafay sensible ci côté yëpp waaye nag ñu ñuy dégloo toujours rek ak xel ba ñu dégloo xol voilà parce que daf ci am loo xam ne il faut nag ñu di ko wax te dee ndax léeg-léeg problème yi dinañ jógee ci belle famille yi léeg-léeg problème yi dinañ jógee ci belle sœur bi ci kër gi ci belle mère bi ci kër gi ci jabar ji ci kër gi yaa ma gën a xam voilà. mais doguma la yàlla bu la dee dog mais dama jàpp ni comme goro moo jur sa jëkkër mu indi la ci kër gi man dama jàpp booy wujjee da nga war a wujjee koo xam ne yéen a bokk jëkkër mais comme yaay mu nekk yaayu kër gi ak sa wujju peccor go jàpp naa ne war nga mën a am neneen noo war a comporter mais pas ak ngay wujjee ak moom. waaw xëj na sax début bi mën na bañ a ñàkk nekk wujjee mais xam nga li ñu naan wax day indi wax situation mooy indi situation parce que tey bu fekkee ne da nga fekk si yaay ci kër gi mu def la ni doom ju mu jur loolu du am problème mais malheureusement nag nañ ko wax te dee parce que li valable ci suñu goro yi moo valable ci suñu yaay yi valable ci ñëpp damay faral di wax ne jamais et jamais ñu considérer seen belle fille yi comme seen propre fille yi yàlla moo def loolu parce que tey li sa doom bu jigéen di endurer kër jëkkëram bu la ko partagé ak yow rek nga sot mu am noo ci duggee te pourtant boo bàyyee tuuti xel sa belle-sœur bi sa belle fille bi ci kër gi sa goro bi maanaam mi ngi dund situation yu xaw a similaire sans pour autant yow nga bàyyi ki sa xel mu nekk pratiquement deux situations yoo xam ne dafay jàll ki suñu bët yi ak suñu bakkan yi sax te duñ ci bàyyi xel voilà parce que jamais ñu juger leen ensemble su fekkoon dañuy mettre ñëpp au même pied d'égalité kon dañuy créer benn règle boo xam ne day toucher à tout le monde en même temps mais malheureusement li valable pour seen doom yi du valable pour seen belle-fille yi je parle dans le cadre général parce que non seulement expérience bi nga ciy am mais macha allah tey da nga am ouverture dans le cadre mondial laay wax voilà et grâce à Sénégal TV ma leen koy remercier encore une fois parce que tey fu kër jeeg gi toll rek dina ko remercier ndax pratiquement li ñuy def xëj na mën nañ ko mais buñ ñu wonewul woon aussi ñeneen ñi duñ ci jot voilà pour wax la ne dañuy recevoir ay nit à longueur de journée téléphone bi day craquer ak message WhatsApp yi confidence yi et tout pour wax la ne rek chéri yi jigéen ñi sonn nañ yanaa de toutes les couleurs problème yi bari nañu li ñuy plaindre bari na de sorte que boo nekkee ci seen biir day mujj dem ba da ngay raw sax sëriñ daara parce que macha allah expérience yi nga ci acquérir yi moo lay permettre ngay mën a prévoir yenn situation yi ak di mën a résoudre. waaw madame Thioye dama la mais est-ce que sikki bi du suñu ndax parfois da ngay dem ci kër goro bi ñëw teeru la def la ni yaay mais yow yaay bañ daal yow
bu ko jàmm tout le temps yaa ngi créé lii loolu tamit. waaw nangu naa parce que xam nga am na benn préjugé booy demee ci kër. loolu moom dama naan la échoué nga passé à côté. kooku moom déjà classé nañ ko quoi parce que déjà danga naan kooku sax ñëwul pour sëy mais nag mën nañ la recevoir nenn ni te dund bi du nekkee noonu xam nga dalal gan dafa yomb. mais ku la leer ne dafay dëkk dafay xaw a jafe aussi. loolu yi tamit damay bëgg torop ñu bàyyi ci xel parce que pour ñëw semaine bu njëkk bi mën na neex lool boo amee 1 mois mu commencé rousse vision yi utee sikk yi commencé di génn parce que xam nga jikko dañ naan la ci mbedd mi la lay xaar boo yàggee mu fekk sa jeex na de toute façon dafay xaw a doy waar du sax nekk wujjee mais peut-être problème yëpp la parce que gis naa ñoo xam ne seen goro yi ci boppam ñooy wujjee ak ñoom lépp loo xam ne seen doom yu góor yi jëndal nañ ko seen soxna yi ñoom ñu indi ci problème may def ko sama goro macha allah moom bokkul ci goro yooyu nga xam ne dañoo matadi ci ñi ma ko sañ a wax macha allah maa ngi koy def un gros câlin nga xam ne moom lu ñu am rek yéene ñu ko muy mère Ndeye Fall ñu koy ñaanal yàlla mu guddal fanam may ko wér yokku léppam voilà macha allah comme ni ma ko koy waxee rek maa ngi moom bañ aji màkk sama xarit xol la moom xam na ma en fait mu nekk benn parenthèse rek parce que vraiment da ngay gis ne loolu am na mais am na leneen aussi ci biir gis naa koo xam ne dama doon wax ak moom mais jëkkëram tey bu ko jëndalee ay linge de corps mu weer ko ci seen ligne publique yi rek këru famille la woon goro bi day ñëw ba ci kii ne ko lii de yow rek ko am ci kër gi waa jiw amu ko maanaam indil na la ko waaye indilu ci ay rakkam voilà yow ak sa morom yi yéen a nekk ci kër gi waaw mais xam nga cette fois ci feeñ na ci belle-mère bi tey goro bi moo réagiré noonu man daal chéri li may digale mooy pour kër yi neex il faut ku nekk ñu taaj la sa place. waaw loolu dëgg la mais léegi man dama seetlu goro yi sax léegi dañuy wujjeek seeni liu jëkk ndax sa jëkkër da lay indil dara nga gis ko ni lu tax jëndaluma si lee mu xottil ko mun lu tax xottil moom laa lay wax am na ñoo xam ne sagari vax rek buñ ko xëyee sañsee mu naay macha allah am na jeeg yu jong ma nag yoo xam ne buñ sañsee boo leen mënta supporter bi gis nga dee ku ñuy naxaral lee nga dee gis nga léegi am na nooy doxalee rek ndeysaan kër kenn du yenn ci jàmm parce que dañ naan kii lu mu liggéey versé ko diw mu doon problème boo xam ne du fi nag jeex parce que ndax mën na am ne frère am moo ko yónnee mën na am ne ci ñaq boppam la mën na am ne jëkkëram la sax parce que am na ci droit mais malheureusement problème bu sonal jigéen ñi la parce que tey yow bu fekkee ne amatoo sax droit wu sa benn vax bu bees yekkee ko sa añ mu nekk polémique ci kër gi ba daanaka boo yekkee añ bi kenn du añ ndax mënuñu supporter sañse boobu nga sañse damay ne nag kon jàmm jeex na parce que xam nga nag wax dëgg yàlla koo yéenewul dara doo bëgg dara lu baax ci moom te waruñoo dëkkee tamit noonu ndax dëkk dafay yàgg te ku nekk war na considérer moromam comme ki mu bàyyi këram man su ma considérer sama goro comme sama yaay ji ma jur sama goro considérer ma comme doom ji ma jur mën naa ne xëj na coow li du bari ndax mag mu nekk aussi mag la dañ leen di muñal ndax ñun ñoo leen war a muñal di leen comprendre ñuy ñaan doom yu góor yi aussi ñuy xam nu ñuy gérer parce que des fois problème yi aussi di jóge ci ñoom man daan naa yegg ak chéri ci samay rakk ba ne leen bu ngeen di defal seen jabar yi wallaahi azim mun nañ maa seede bu ko sama yaay yegg dépense bi ngeen di envoyé li ngeen di joxe argent de poche seen jabar bu dee 50 000 la def leen ci 5 000 bu sa yaay waxee yow 5 000 ngay jox sa jabar nga ne ko moo fi ne mère yar ko mère bi tey dina am xol yërmande digganteem ak gorom boobu parce que dina ne tiens kii daal wax dëgg yàlla jëkkëram au lieu mu jox ko lii moromam yi di jox seen jabar yi mu koy jox benn 5 000 francs wala benn 10 000 francs mais ma ne ko soo defee loolu ba pare retourner yow xam nga foo may jaar envoyé ma 40 000 wala 45 000 ya ca des man ci samay pexe bopp dinaa fexe ba sa jabar jot ci di yokk ayam di jënd ay diwam di def ay bagage am jar na sax man ci sama bopp ma am droit di ko may wala leneen lu mu mun ci doon mais loolu mooy defar kër yi parce que gis nga lu ne fàng rek day daal di indi problème te qu'on se dise la vérité wax dëgg yàlla magam jëmm su juree doomam yor ko yiir ko yar ko ba fi mu war a yegg tey mu yegg fa mu bëgg a retourné waat am soxna soo xam ne day ñëw ci kër gi ba pare nag nga wëgg a wëlbatiku di jox sa jabar ay argent de poche ay 50 000 sa yaay mi la juróon doon sonn ci sa éducation sa lépp mu toog tey ba sa jabar nekk ci kër gi ñu bokk fa nekk moom 10 000 sax mënu koo am ci yow ngay jox sa jabar 50 000 mu ciy teg bët ku mu doon noonu ku ne nga am noo réagir. waaw loolu dëgg la mais parfois ñun suñu côté dañuy baax ñu gore yi ñëw nekkee beneen loo xam ne beneen côté boo xam ne waruñu fa nekkee parfois sa doom jël appartement yóbbu fa jabaram bu ko defee ñu tiiñal jabar ji dafa bon du def dara bu ko defee ndax mag la warul dem bàyyi ko fa dëgg la mais tamit parfois ñoom dañuy dund loo xam ne ci kër yi duñ ko mën a digérer ba seen doom day mujjee génn wut appartement teg fa sa jabar mooy ñàkk jàmm gi rek xam nga bu guerre amee kenn du ci am bénéfice
ndax tey xëj na ki dem beru ci appartement moom laa lay wax stress yi ñëw na problème ñëw na parce que fipp rek dem dëkk ak sa jëkkër ci appartement mën ngeen a wedde mais mën naa bañ a neex aussi ndax gis nga belle famille dafa am trop importance ci formation wu jeeg loolu laa lay wax parce que gis nga boo fa jaaree nga jaar fa na nga fa war a jaaree jour dina ñëw sax nga beru mu ànd ak ñaan ak gunge ak dal xam nga dafay daal di neex mu nekk continuité mais bu fekkee da nga ko bëgg a anticiper da nga ko yàkkamti am na ñoo xam ne dañuy yàkkamtee beru ba dinañ indi tous les problèmes du monde pour séparer wu ak belle famille léeg-léeg nag nga def ko seytaane gunge waale la ndax da ngay ànd ak moom di dem mu dalal la kookoo la nar a gunge dalal la wéttali la waaw su ko defee tension bi nga daan dund du jeex tension bi nga daan dund du fa toog su ko dee ñee dañuy continuer di rancunier yow nga nekk ci sa ruq taxul nga am jàmm léegi boo amee problème directement ak sa jëkkër kan moo la ciy dimbale kenn du la ci dimbale kenn du la ci dimbale tey bu dee kër bu mag la tey waxtaan bi mën naa bëri jàmmalante bi nga yor doom tey sañ ngaa dem feneen sañ ngaa liggéeyi am na ku la ko mën a téyel loolu mooy avantage vivre en commun loolu mooy avantage vivre en famille mais soo beroo tey rek ber sa lépp da ngay mujj wéet ndax mag ñi ñoom am nañ fu la ju day ne du ñu fekk kenn waaye nag ku leen toppatoo xëj na ñu gunge la léeg-léeg ñu wéttali si la te moo ci am trop importance waaw loolu dëgg la moom suñu yaay booy moom côté yëpp lay fël fi nga jàpp nooy na mais maa ngi lay ñaan tuuti ñu dem publicité ñëwaat d'accord